السلام عليكم. تبارك الله. ñi ngi nuyu mbokk yu teew ci bërëb bi yépp di leen ziyaara te di leen ñaan ngeen nangul nu sunu ziyaare ci yéen. ñuy dellu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu tal dellu di yeesal sunu ziyaara ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmed te di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dellu di yeesal sunu nekk taalibe sunu teggin ak sunu tarbiya ci keppaaru sang bu tedd bi di Mawlaaya Cheikh Ahmed Tijani. di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya. fa tabarakallahu mu mel ni yàlla ci état bu nekk dina ci dimbalee jaamam pour mu xam ka ci. su ko defee nag lii dese jaam bi mooy mu xool ci état yi nga xam ni moom la yàlla di manifesté woo ci moom mu fexe bim ca àttan mu jàng ci boroomam. lu am solo la parce que ki xamul yàlla mënu ko jaamu waaye bu ñu waxee xam yàlla aussi fexe xam na ngay àndeek moom mooy doon farata ci sa dund. maanaam nga yëg ni moom yàlla mooy sa borom bi la bind. nga yëg ni moom yàlla munoo doon lu dul jaamam. place bi mu doonee sa borom nga fexe tekk ci palaasam te place bi nga doonee jaamit nga fexe nangu sa doon jaam. lu am solo la. lu am solo la ndax loolu mënul tegu rekk ci bëgg ko walla nangu ko. loolu mi ngi tegu ci xam-xam. su ko defee xam-xam nag yi lay définiral jëmmi yàlla am na yu nopp mën dégg am na aussi yu nopp mënul dégg. waaye nag yàlla bim nu indil ci sóoratul ixlaas suñu ko tojalee nit ki rekk dina yëg ni nopp yépp àttan nañ ko. bi ñu yàlla indil ci alxuraan te nu du ko tudde sóoratul ixlaas buñ ko tojalee nit ki dina yëg ni nopp yépp àttan nañ ko. ndax kàddu du ko gën a leer kàddu du ko gën a jàppandal. bu yàlla waxee bismillahi rahmani rahim
ni xul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. muy kàddu yoo xam ni kàddu yu gàtt la ci nattukaay waaye yu renfermer lanu tuddee unicité de Dieu ci biir xaqiiqam. kàddu la yoo xam ni yu renfermer unicité de Dieu ci biir xaqiiqam maanaam yàlla ci existence am yàlla ci doonam kenn yàlla mi kenn mënul bokkaale moom la suratul Ixlaas détaillé. yàlla ci doonam kenn yàlla ci nekkinam yàlla mi kenn mënul bokkaale moom la suratul Ixlaas détaillé. su ko defee nag dégg-dégg bu nekk daf ciy ñëw ndax wàllub yàlla xam-xam la boo xam ni branche yi ci làkku dañu bare. am na la nga xam ni ñiy dund wàllu maarifa ñoo koy traduire am na loo xam ni shahada mën na ko traduire waaye benn bu ca nekk rek ak dégg-dégg bi nga xam ni moom la ci doomu aadama bi war a jële dégg-dégg bim ci war am nag du doon lu dul rek pour jëriñu ndax buur bi la bind boo xamul buur bi kan la doo mën a respecter condition yim la tëralal te yàlla dafa wax ni binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu di ma jaamu waaye jaamu bi aussi dafay tegu ci condition te pour jaamu bi tegu ci condition yi yàlla rédigeel boppam jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko ñu dem ba rédiger ko muy téere alquran pour nga respecter condition yi faw nga tekk ci xam dëgg-dëgg ki ngay jaamu mooy kan. looloo tax yàlla baaxee ñu ci livre bu sacré bi suratul Ixlaas ñu ni xul waxal huwa naka moom kan allahu di yàlla ahad kenn la xul huwa allahu ahad xul waxal huwa naka moom allahu di yàlla ahad kenn la xul huwa allahu ahad waaye nga dégg ca ni buñ ne xul waxal walla ñu ni xul seedeel foofu rekk ruuxu doomu aadama bi war na fa mën a seede bi nga xam ni mooy baatu shahada bi di ashhadu an la ilaha illa allah bu ñu nee xul waxal walla ñu ni xul ni seedeel foofu rekk ruuxu doomu aadama bi mën na fa taxaw seede baatu shahada bi di ashhadu an la ilaha illa allah muy seede ni amul benn buur bu ñu war a jaamoom di jëriñ ñàkk jaamu ko di lore ku dul yàlla walla seede ni dara nekku fi lu dul yàlla ci baatu xul rekk. xoola importance capitale bi ci ne
yàlla ni xul waxal ruux dal di seede ni ci baatu xul bi rek mën na ci taxaw ni ordre divin la ni ordre divin la maanaam lu yàlla santaane la lu yàlla digle la lan la yàlla digle nee na waxal lan la yàlla digle nee na xul nee na seedeel ruux dal di taxaw seede ni ci baatu xul rek mën nga ci taxaw seede baatu ashhadu an laa ilaha illa allah ci baatu xul rek ñu ni huwa naka moom huwa naka moom mi ngay joxañ ruux war na ca am yëg-yëg yëg-yëg bi mooy ki ngay joxañ ni naka moom ruux am ca yëg-yëg bu tolloog ci digganteem ak yàlla daldi indi ni yàlla nekkee ku supérieur ni yàlla nekkee ku supérieur ki ngay joxañ ni huwa naka moom mi mu doon rek war nga ca ressentir wàllu supériorité maanaam ni yàlla nekkee ku supérieur ci être am yi mu bind parce que gis nga kiy julli ba teg jëwam ci suuf ni subhaana rabbiyal ahla subhaana rabbiyal ahla bi muy wax ak sëgg ba mu sëgg sujud ma ngi cay seede ni am na ku ko féete kaw ki ko féete kaw nag moo ko tiim sabbi isma rabbikal ahla ki ko féete kaw moo ko tiim moo tax ki ko tiim moom jullit bi kookoo tax muy toroxlu ba jël jëwam teg ko ci suuf ni subhaana rabbiyal ahla ñu ni ku ko tiim nag mooy ki nga xam ni moo mérité ñuy tudd turam guddi di tudd turam bëccëg di sabax jëmi ci moom ñu ni sabbi isma rabbikal ahla réalité bi daal di dugg moo tax boo nee xul seede baatu shahada bi ni huwa montrer supériorité yàlla ñu ni kan ngay joxañ pour montrer supériorité am nga ni allahu naka yàlla allahu naka yàlla di benn ci turam yi allahu naka yàlla muy benn ci turam yi di benn ci représentation am yi allahu naka yàlla moo tax nu ni allahu ismu zaati la ñu ni allahu ismu zaati la waaye boo demee ci xayb buñ lay tojal essence divine bi dëgg-dëgg lan la tur bi axtaab yi di woowe yàlla lañ lay wax ni la mooy essence divine bi mais allahu mooy représentation bi looloo tax boo waxee baatu huwa montrer supériorité bi joxañ ñu ni kan ngay joxañ nga ni allahu naka yàlla naka yàlla yàlla nag mi ngay définir ci shahada mooy yàlla mi nga xam ni moo la bind lépp lu la entouré yàlla mi nga xam ni bu fi sa jóge ci monde shahada jotee mooy joxe ordre ñu jël sa ruux yóbbu la barzak dekkil la yawmal qiyaam atte la mu dugal la aljana walla mu dugal la safara lépp di dépendre ci décision am yàlla mi nga xam ni dara nekku fi lu dul moom yàlla mi nga xam ni lu am moo ko amal moom yàlla mi nga xam ni lu mën
moo ko mënal moom yàlla. ñu ni yàlla moomu mooy allahu. yàlla moomu nga joxañ pour wax ni moo la bind li la entouré, ñu laaj la kooku mooy kan, nga ni kooku mooy allahu. ñu ni nag nga définiral leen tuuti ci allahu, nga indi ni allahu ahad, yàlla kenn la. ahad soo gay ñëw. allahu ahad, ñu ni yàlla kenn la. waaye lu tax baatu al ahad, lu tax yàlla di kenn? ci shahada nga wax ni yàlla mënul doon ñaar, kenn rek la mën doon. ndax lu nekk ñaar lu ne yàlla ka def ñaar ci décision. lu am lu nekk yàlla moo ko amal ci décision. lu dox lu nekk yàlla moo ko doxal ci décision. kon yàlla moomu kenn rek la mën doon. allahu ahad. lu nekk ñaar yàlla nam mu nekk ñaar mu nekk ko. lu dox lu nekk yàlla moo nam loolu dox, moo tax loolu dox. yàlla moomu kenn dong la mën a nekk di al ahad. nga ni allahu ahad, yàlla kenn la. yàlla kenn la. unicité bi daal di feeñ ni mu nekkee kenn moom yàlla. yàlla nekk kenn koo xam ni jamono du yàgg ba mu doon ñaar. yàlla nekk kenn koo xam ni jamono du yàgg ba mu am dendandoo. xul huwa allahu ahad. moo tax boo dajalee baatu xul muy seedeel walla waxal, nga indi baatu shahada bi di ashhadu an la ilaha illallah. nga indi baatu huwa montrer supériorité bi, joxañ ki la tiim. joxañ ki la tiim, joxañ ki ngay jaamu, te ci benn degré bi tegoo ko bët. alladhina yuminuuna bil ghayb. joxañ ki nga xam ni yaa ngi koy jaamu te ci benn degré bi tegoo ko bët. waaye nga joxañ ko ni huwa. montrer supériorité bi. supériorité bi yàlla am ci degrém par rapport ak être yi mu bind. ñu ni ki ngay joxañ mooy kan, nga ni allahu, naka yàlla. ñu ni kuy yàlla, nga ni mooy ki ma bind ñi ma jur, bind li ma entouré yépp, te moom sama ruux, mooy allahu. kooku mooy yàlla. ñu ni kooku mooy kan, nga ni kooku mooy ahad, mooy kenn ki. mooy kenn ki dul ñaar, kenn ki amul dendandoo. xul huwa allahu ahad. looloo tax boo yóbbee baatu xul huwa allahu ahad, soo ko nattee ci domaine u maarifa, la muy signifié waat mooy laa ilaha illallah. boo yóbbee xul huwa allahu ahad ci domaine u maarifa, ñu ni fahlamu annahu laa ilaha illallah. boo bëggee firi baatu laa ilaha illallah, yaa ngi koy jaare ci xul huwa allahu ahad. seede bi làmmiñ war a ànd ak ruux, ànd ak xol, ñu seede ko ni yàlla mii kenn la. boo ko xasee seede, mënatoo bokkaale ak yàlla, parce que bokkaale dootu fa am côté. bokkaale dootu fa am wàll. ki seede ci baatu xul indi na seede shahada bi di ashhadu an la ilaha illallah. ki wax huwa
montré na supériorité yàlla ci ni yàlla nekkee ku supérieur ci être yi mu créé yépp ki wax Allahu définir na yàlla ci benn turam boo xam ni mën na ko ca woowe bu ñu ko laajee nag ki ngay woo kan la mu ni mooy ahad melokaanam mooy melokaanu kenn ki mooy ki mënul doon ñaar ki mënul am dendandoo ki mënul am ku ko jege ki mënul am ku mu bokkal nguur gi kooku mooy yàlla mooy qul huwa allahu ahad nga définir ko ci benn terme nga dellu ni allahu samad allahu ba léegi naka moom yàlla yaa ngi ci définition bi ba léegi définition bi mooy permettre xel mi yàlla dénk doomu aadama pour muy xalaat xel moomu na muy nattee ki ko bind te di boroomam pour xel mi natt boroomam nag li jiitu di priorité ci xel mi mooy foog xel mi fexe soññi xol bi ba xol bi bëgg yàlla ba noppi moo tax boo bëggul yàlla mënoo ko xam waaye boo bëggul yàlla aussi mënoo ko jege faw xel mi soññi xol bi ba xol bi bëgg yàlla ba noppi te bu xol bi bëggee yàlla image bi muy refléter ci doomu aadama bi mooy doomu aadama bi nangu doon jaamu yàlla waaye aussi nangu di def pratique bi ni ko yàlla sante ci alxuraan condition yi ko yàlla tëralal muy jaamu yàlla guddi ak bëccëg nekk ci li neex yàlla pour jàngat bi mooy allahu naka moom yàlla bëgg nga ko ba noppi joxañ nga ko ba noppi nangu nga doon jaam ba noppi léegi nag nu ni expliquer ñu yàlla moomu ngay jaamu mooy kan nga ni yàlla moomu mooy as-samad mooy ku doylu ki allahu samad yàlla mooy ku doylu ki lu tax mu doylu mooy lépp loo xam ni jaam mi ngi koy soxlo walla lépp loo xam ni mbindeef mi ngi koy soxlo ci kenn dong la soxloom soosu mën a fajoo mooy yàlla lépp lu jaam di soxlo lépp lu jaam di jëfandikoo pour soxloom soosu mën a faju ci kenn la loolu mën a jaare moo di yàlla te yàlla moom ci jëmmi boppam soxlawul ci kenn allahu samad lépp lu jaam war soxla pour soxloom soosu mën a faju fenn la mën a jaare mooy ci yàlla lépp lu jaam di laaj pour li muy laaj mu jot ci yàlla mooy ki nga xam ni moo ko mën a jotal lépp lu jaam di sàkku pour mu jot ci yàlla moo ko mën a jotal bu jaaxle it ci yàlla lay dellu yàlla dimbali ko ba gindi ko ci jaaxleem te yàlla moomu moom soxlawul dara ci jaam yi yàlla moomu moom du jaaxle yàlla moomu moom du sàkku dara moo tax ñu ni ko allahu samad mooy ku doylu ki parce que ki doylu dëgg-dëgg mooy ki nga xam ni li mu amee du jeex lu ko ca neex joxe te du ca soxlo en retour dara
te yàlla rek a amee melokaan boobu. yàlla rek moo amee melokaan boobu. yàlla moo amee loo xam ni du jeex, lu ko ca neex moom yàlla mu génne ko, seet ku ko soob mu tibb ca lu ko neex mu sédd la. te bu la séddee ba noppi nag soxlawul moom yàlla en retour dara. moo tax nu di ko tuddee alqani. moo tax nu di ko tuddee alqaniyu, ki nga xam ni daal doyloom dem na ba tollu foo xam ni lu ko neex mu génne joxe, te bu joxe it soxlawul en retour benn récompense. te ku soxla moom dong nga mën a tàllal loxo mu jox la. moo tax ñu ni booy définir yàlla mu indil la ci suratul Ikhlas définition bi gën a simple mooy Allahu samad. yàlla mooy ku doylu gi. Allahu samad, yàlla mooy ku doylu gi. su ko defee nga yëg ni boo doonee jaam kon ci kenn rek nga mën a yaakaar muy yàlla. waaye boo doonee jaam li nga am ci kenn ki la jóge muy yàlla. comme yàlla nag lim la defal yépp soxlawul en retour dara, moo tax ñu ne yàlla ku doylu la. Allahu samad. nga dellu ci lam yalid walam yulad. lam yalid jurul walam yulad te kenn juru ko. yàlla jurul lam yalid walam yulad. lam yalid jurul walam yulad te kenn juru ko. lu tax yàlla jurul? parce que yàlla mooy Allahu ahad, mooy kenn ki. suñ ne kenn ki war nga ca dégg définition bu tolloog ni toujours suñ ne kenn ki, kenn kooku dina nekk exception ci lépp. suñ ne kenn ki war nga ca dégg ni kenn kooku dina nekk exception ci bépp règle. moo tax yàlla ni lam yalid jurul. lu tax jurul? ndax moom mooy Allahu ahad. mooy Allahu ahad. lam yalid, yàlla jurul, yàlla amul descendance. lu tax yàlla jurul? ndax moom mooy Allahu ahad, moom mooy kenn ki. buñ ne kenn ki nag, kenn ki forcément mu nekk exception ci bépp règle. looloo tax yàlla jurul. looloo tax yàlla jurul muy Allahu ahad. lam yalid boo ko bëggee tekki danga koy tekki ci Allahu ahad. lu tax yàlla jurul? nga ni lu tax yàlla jurul? ndax yàlla mooy kenn ki, mooy Allahu ahad. walam yulad, ñu ni kenn juru ko. ñu ni lu tax yàlla moom it kenn juru ko, jógewul ci descendance su kenn. ñu ni ndax moom mooy Allahu samad. seetal xikma boobu. lam yalid, lu tax yàlla jurul? ñu ni lu tax jurul? moom yàlla mooy Allahu ahad, mooy kenn ki. te kenn ki nag exception la. waaye ñu ni walam yulad, moom yàlla aussi kenn juru ko. ñu ni lu tax kenn juru ko? nga ni parce que moom yàlla mooy Allahu samad, mooy ki doylu ki. yàlla mooy ki doylu ki, te ki doylu du soxla di jóge ci descendance su kenn.
ki doylu ñëpp ci moom la ñuy yaakaar te moom du yaakaar kenn. ki doylu ñëpp ci moom la ñuy wéeru te moom du wéeru ci kenn. moo tax lam yëlit walam yulaad. waaye gis nga boo déggee définition bi da ngay yëg ni bu ñu waxee lam yëlit yàlla jurul, léeg-léeg rek nit laaj la lu tax waaw yàlla jurul nga ni parce que alxuraan indi na ko te bim koy indi ci biir saar bi la ko indee. allahu ahad, yàlla kenn la kon mënul jur kenn. tees yi ko wutal njaboot yépp baat bii moo dàq tees yooyu. tees yi ko wutal njaboot yépp baat bii moo dàq tees yooyu. lam yelid, yàlla jurul. lu tax jurul? allahu ahad, yàlla kenn la. te li nga xam ni mooy créer descendance ba mbindeef mën a jur leneen, yàlla bind loolu, yàlla moo créer loolu. parce que bu dee sunu maam Adam alayhi salaam, yàlla moo ko créer jaarale matière première bi ci ban. yàlla moo créer Adam alayhi salaam jaarale matière première bi ci ban. waaye yàlla moo créé Isa ibnu Maryam jaarale ko ci wayjuram bu jigéen ak ci condition lumière wu xayba. ci condition lumière wu xayba jaarale ko ci wayjuram bu jigéen sayyidatuna Maryam. kon da ngay gis ni yàlla moom dàq na wàllu descendance ndax moom jurul. lam yelit. pourquoi lam yelit? parce que allahu ahad, yàlla c'est le singulier, yàlla c'est l'un, yàlla c'est le singulier, yàlla c'est l'un, moom mooy kenn ki. moo tax lam yelit. pourquoi lam yelit? parce que allahu ahad. waaye walam yulad, kenn juru ko. pourquoi kenn juru ko? parce que allahu samad, ndax mooy ki doylu ki. lam yelit walam yulad. ñi juddu jaare ci nammeelu yàlla, ñu ne am nañu wayjur bu góor, am nañu wayjur bu jigéen. ak ñi yàlla créé comme maam Adam alayhi salaam ba noppi génne ci moom sayyidatuna Hawa. yàlla ngi créé Adam jële matière première bi ci ban. kon am na ci lum ko jaarale. bu dee Isa ibnu Maryam yàlla jaarale na ko ci lumière, waaye nag teewul ma nga génne ca sayyidatuna Maryam alayhi salaam. kon gis nga lu ci ne rek yàlla wutal na ko benn voie bu mu ko jaarale ci côté descendance. mais moom yàlla yooyu mu utiliser yépp jaarale ko ci ay voies ci côté descendance, moom nag yooyu daf ko ëpp moom yàlla. moo tax mu ni lam yelit jurul. moo tax ñi indi teesu jur na yépp alxuraan moo leen weddi. yàlla jurul. lam yelit walam yulad, jurul te kenn juru ko. question bi nag mooy pourquoi jurul? parce que wax na la ko ci dooru saar bi. pourquoi jurul? parce que allahu ahad, yàlla kenn la. kenn la moo tax jurul. lii dal ñeneen ñu mu bind du ko dal moom yàlla, ndax mooy le créateur. moom yàlla moo bind. kon lii dal mbindeefam du ko dal moom ndax moo bind. allahu ahad. nga dellu ci ni walam yulad, moom it kenn juru ko. lu tax moom kenn juru ko? parce que mooy allahu samad, mooy ki doylu ki. te ki doylu du soxla leneen. waaye kii kenn ki it
lépp dana ko jomb ndax du am lu muy nuróole ak keneen looloo tax yu mbindeef di dund rekk ci wàllu descendance walla yi ñuy dund ci wàllu origine yàlla moom yooyu dafay dàqu ci moom lam yalid walam yulad nga dellu nag ni comme yii yépp maanaa définir nañ ko ci moom yàlla kon forcément walam yakun lahu kufuwan ahad comme définir nañ ci moom allahu ahad comme définir nañ ci moom allahu samad comme définir nañ ci moom lam yalid walam yulad kon forcément faw ñu définir aussi ci moom ni walam yakun lahu kufuwan ahad kenn tolloowul ak moom walam yakun lahu kufuwan ahad kenn tolloowul ak moom walam yakun lahu kufuwan ahad kenn melul ni moom waaye lu tax kenn tolloowul ak moom mooy yàlla moo bind tolluwaay yàlla moo bind tolluwaay yàlla moo bind grandeur yàlla moo créé suprématie kon faw moom yàlla mu dépassé wàllu grandeur ndax moom dong moom yàlla mooy mutakabbir waaye moom dong moom yàlla mooy jabbaar moom dong moom yàlla mooy qahaar moom yàlla mooy aziz kon moom yàlla moom mi créé grandeur dépassé na wàllu grandeur moom mi créé wàllu suprématie dépassé na moom yàlla wàllu suprématie looloo tax walam yakun lahu kufuwan ahad kenn du tolloog moom lu tax kenn du tolloog moom mooy tolluwaay yàlla moo ko créé yàlla moo créé tolluwaay yàlla moo créé grade yàlla moo créé rëy yi mu créé yépp nag moom dépassé na ko moo nekk au-dessus inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla moo nekk au-dessus ci lépp looloo tax kenn mënul tolloo ak moom walam yakun lahu kufuwan ahad waaye looloo tax kenn mënul dend ak moom walam yakun lahu kufuwan ahad waaye loolu moo tax kenn mënul nuroo ak moom walam yakun lahu kufuwan ahad su boobaa loolu day dàq lépp loo xam ni dafay dellu ci yàlla mel ni lu tolloo ak moom loolu daf koy dàq waaye loolu day dàq lépp loo xam ni day dellu ci yàlla mel ni dafa dend ak moom loolu daf koy dàq parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla def muy le meilleur des êtres créés mais bu ñu nee yonent bi mooy le meilleur baat bi ci topp moo jar bàyyi xel mooy le meilleur mais des êtres créés maanaam ñi yàlla bind kon gis nga yàlla moo ko bind donte yonent bi la jël jox ko suprématie légendaire teg ko ci kaw mbindeef yépp yonent bi gën leen sut leen mais teewul yàlla moo créé yonent bi yàlla moo bind yonent bi te moom yàlla kenn bindu ko yàlla moo créé yonent bi yàlla moo bind yonent bi te moom yàlla kenn bindu ko moo tax yonent bi di le meilleur des êtres créés mais yàlla kenn créé wu ko kon moom walam yakun lahu kufuwan ahad su yonent bi nekkee le meilleur yàlla moo def yonent bi mu nekk le meilleur te moom yàlla kenn defu ko la mu nekk walam yakun lahu kufuwan ahad looloo tax
njàngat bi nga ciy am mooy yàlla mënul am ku nekk ci wetam wala kuy dend ak moom wala kuy xëccoog moom nguuram. ci wéetaay bi mu nekk ci allahu ahad, ci wéetaay boobu abadan lil abidin ci lay des di nekk. li ko waral nag mooy moom la musoon a nekk. yàlla dafa mës a wéet ci nguuram. looloo tax bu lépp disparaître li fiy desaat mooy nguuram, parce que bi lépp ñëwagul moom moo fi nekkoon. kon bu lépp demee aussi bàyyi ko fi nu ko neex lay organiser. walam yakun lahu kufuwan ahad. loolu moom yàlla dong moo ko mën. looloo tax ci terme bu yomb mën nga ca dégg unicité yàlla, nekkam kenn mën nga ko dégg ci terme bu yomb. terme bu yomb bi mooy xul huwa allahu ahad. ñu ni seedeel ni yàlla naka moom yàlla mooy kenn ki. xul huwa allahu ahad nga seede ni kenn la. ñu ni allahu samad nga seede ni mooy ku doylu ki te nga nangu ko. ñu ni lam yalid walam yulad seedeel ni jurul moom yàlla te kenn juru ko nga seede ko nangu ko. ñu ni walam yakun lahu kufuwan ahad seedeel ni amul dendando nga seede ko nangu ko. loolu bokkaaleeg yàlla xëjatu fa. xëjatu fa parce que yàlla boo ko joxee gëddëm mooy xam nga ko. yàlla boo ko joxee gëddëm mooy xam nga ko te pour nga xam ko faw nga topp ko moom ci nim lay dimbalee pour enseigner la unicité am. xam nga yàlla moo bind nit. kon moom yàlla mi bind nit xam na li xelu nit àttan ak li xelu nit àttanul. waaye xam nga moom yàlla mi bind nit xam na moo utiliser xelu nit pour orienter ko. loo tax nga gis alxuraan mënul yam ak benn téere, parce que alxuraan li mu renfermé yépp benn bu ci nekk yàlla daf ko wax yonent bi, mais jaari ko ci état bi xelu nit di àttene ay kàddoom. benn bu ci nekk yàlla daf ko wax yonent bi, mais jaare ko ci état bi xelu nit wala xelu mbindeef di àttane ay kàddoom. ndax yàlla bu waxoon te jaaralewul ci xelu nit na muy àttane kàddoom kon moom abadan kàddoom kenn du ko dégg. ndax ñi mu bind rek créé leen. am na ci nitu xaqiiqa yoo xam ni bu ñu waxee kenn du leen dégg ku dul nitu xaqiiqa ni ñoom. xam-xam yi mu bind moom yàlla am na ca xam-xam bu ñu tuddee maarifa, su ko jëm mu waxee doo ko dégg lu dul ngay aarif ni moom. te yooyu ay xeetu xam-xam la, yooyu ay tolluwaayu xaqiiqa la. kon yàlla moom forcément buy wax ci livre boo xam ni daf ko teg ci disposition wu ku xalaatam gàtt ak ku xalaatam kawe, teg ko ci disposition wu ku xelam mën a jàpp lu bare ak ku xelam mën a jàpp tuuti. faw yàlla fexe ba liggéey kàddu yooyu ba ku nekk mën ca jëriñu selon sa dimension na mu toll. loolu alxuraan rek moo ko mën. alxuraan rek mooy livre sacré boo xam ni nekk na à la portée de tout le monde. ki nga xam ni mënul ludul firi fatihatul kitab ca nam ko dégge, bu firee fatihatul kitab ca nam ko dégge it dana ca am explication bu claire boo xam ni dana tax mu mën ca xam yàlla, mën ca xam gëddu yàlla. waaye ki nga xam itam dimension am àgg na ca, bu yàlla waxee alif lam mim mu toj ko, moom it dana ca am dégg-dégg boo xam ni roxam dana ko àttan. loolu tax ku ci nekk rek ak fi sa xam-xam toll
ku ci nekk ak fi sa jàpp ci wàllu kàddu bi yàlla guy dugg ci nopp ruux di ko enregistré xol di ko reflété ku ci nekk ak la nga ca àttan rek loolu ngay gàddu moo tax léeg-léeg nga dem ci benn boroom xam-xam mu tafsiral la alquran indil la ko nii nga dem ci beneen boroom xam-xam mu tafsir ko indee ko nale te pourtant ñoom ñëpp ay jullit lañ ñoom ñëpp ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu bokk waaye dégg-dégg ya tolloowul dégg-dégg ya tolloowul kenn ku ca nekk ak sa gis-gis ak sa gis-gisu moroom it bokkul ndax ku ci nekk na nga ca toll rek noonu nga koy interpréter waaye yàlla fexe na moom ba yëkkati kàddoom wax jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ñu rédiger livre sacré bi te bin ko rédiger ku ci ne aaya bu ne mën nga ko dégge na nga xam ni dana la jëriñ bu dee jëriñu moo la tax a jóg aaya bu ca nekk mën nga ko dégge ni nga xam ni dina la jëriñ bu dee jëriñu moo la tax a jóg looloo tax ma ni bu ñu simplifier suratul ixlaas kay jàng ci daara bi gën a suufe mën na ca dégg ni bismillahi rahmani rahim xul huwa allahu ahad waxal ni moom yàlla kenn la allahu samad waxal ni moom yàlla miikat ku doylu la lam yelid walam yulad seedeel ni jurul te kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad seedeel aussi ni kenn tolloowul ak moom côté la boo xam ni mën nga ci définir borom bi mën nga ci définir borom bi ndax yàlla daf kay neex yàlla daf kay neex mu namm ci yow nga xam ko ci dimension bi mu nammee ci yow yàlla daf kay neex mu namm ci mbindeef bi xam ko mbindeef bi xam ko ci dimension bi mu nammee ci moom waaye essence divine bi dëgg bu ko génnee moom yàlla kenn mënu ko décrire kenn mënul décrire dëgg-dëgg essence divine bi ndax am na baat yu ciy ñëw ci alxuraan rek pour décrire ko problème la arrahman alal arsi istawa arrahmanu alal arsi istawa ñu ni yàlla na mu yemoo ak arash te gis nga boo demee ci xayb baat boobu la ñu seexale ak nuuril mu talsam bi ci biir jawharatul kamal boo demee ci xayb arrahmanu alal arsi istawa moom la ñu seexale ak baat bi ci biir jawharatul kamal te di nuuril mu talsam ndax yëg nañ ni yàlla ni mu yemook arash décrire ko ba xel dégg ko yombul moo tax ñoom dañ lay wax buildinu lumière la bu nekk basaatul jalal di tourner di changer 50 000 fois par seconde te couleur bu ñëw ci lumière bu demee dootul dellu ci beneen ay ñëw xam nga loolu du xel yépp ka àttan loolu du xel yépp ñoo ko àttan moo tax ñu ni arrahmanu alal arsi istawa bokk na ca li nga xam ni pour nga décrire que faw nga xam dëgg-dëgg li essence divine bi di refléter te essence divine bi mënoo ci jàng lu dul la nga àttan su ko defee nag yàlla simplifier mbir yi ni yàlla simplifier mbir yi mooy kenn ku nekk ni ci sa tolluwaay mel yàlla jàngal la selon sa tolluwaay looloo tax alxuraan ku nekk mën ko dégg te tafsir yi bokkul waaye teewul rek ku nekk am ci sa dégg-dégg bu la mën a jëriñ sa diggante ak sa borom looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani pour jàngal nu yàlla daf nu delloo ci zikr looloo tax Cheikh pour jàngal ñu yàlla daf nu delloo ci zikr ndax li mu yëg mooy yàlla pour nga jàng ko da ngay fexe ba condition yi mu tëral sa digganteeg moom nga motal condition yi boo motalee condition yi commencé di ko xeemeem moom yàlla looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani insisté ci
ki jël wérdam war na fexe ba respecter les 5 piliers de l'islam julli juróom. looloo tax Cheikh insisté ci ni ki jël wérdam war na fexe ba respecter julli juróom, parce que bu respecté wul julli juróom dootul bokk ci biir source bi nga xam ni fi ko source bi di mëne moom mooy ci xam yàlla. nga respecté julli ba noppi mooy acte numéro 1. nga respecté woor weeru koor ba noppi mooy acte numéro 2. nga respecté génne azaka mooy acte numéro 3. nga respecté aji màkk mooy acte numéro 4. bi ci des nag mooy nga des ci biir source bi di zikr, te mooy condition yi tariqa tijaniya tëral. benn condition bu ci ne nga di ko joxe, parce que tariqa tijaniya jëmewul nit lu dul ci yàlla. toujours ma wax ko, tariqa tijaniya jëmewul nit lu dul ci yàlla. moo tax ñi koy contre ak di ko critiquer xëy na dañu xamul xaqiqa ba lan la. xaqiqa ba nag lu tax ñu bare bàyyiwun ci xel mooy am na ñoo xam ni boo nee confrérie rek ñu ni bidaa la. am na ñoo xam ni boo nee tariqa rek ñu ni bidaa la, parce que dañuy wax bidaa te duñu dëgg-dëgg gëstu ba noppi bidaa bi lan la. ndax boo tuddee dara wax ni bidaa la mën nga dellu ci organisation ba cadre bi, waaye turu yàlla mësul nekk bidaa. turu yàlla mësul nekk bidaa, julli ci yonent bi mësul nekk bidaa. te tariqa tijaniya lu bees amu fa. istighfar ñëpp xam nañ ni dafa mës di existe, te xam nañ ni kuy jullit war nga ko def. la ilaha illa allahu ñëpp xam nañ ni dafa mës di existe. salaatul fatiha salaatu ala nabi la. degré mystique bi ci ne moo nekkul ci salaatu yu bare. degré mystique bi ci ne ak na mu mënee isse doomu aadama ruuxam dugal ko ci biir côté boo xam ni élévation spirituelle ba mu cay jële mooy lu exceptionnel. moo tax salaatul fatiha am doole, waaye salaatu ala nabi la. jawharatul kamal lumière bi muy def ci nit ak martaba bi muy conforté ci taalibe bi moo bare, mais génnul salaatu ala nabi. ndax allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqiqatil ku ko dégg da ngay xam ni génnul salaatu ala nabi, ndax génnul di tagg yonent bi en même temps di julli ci moom. kon loolu day réconforter ki nga xam ni mi ngi dund ci lumière, pour mu xam ni lumière benn la. lumière benn la te mooy bi jóge ci yàlla. yàlla jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ku ci seddu ci lumière boobu nga seddu. lumière benn la muy bi jóge ci yàlla, yàlla jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seddale. kenn ku ca nekk ci ñi nga xam ni ci waa ahlu tasawuf la ñu bokk, créer tarixa yi ku ci ne rek am na branche boo xam ni ci branche boobu nga jàppe. waaye nag lumière yooyu yëpp booy seet seen origine ca yonent bi la ñu balle. booy xool lumière bi balle ci yonent bi origine am ca yàlla la balle. kon benn lumière moo am muy lumière yu yàlla. yi ci des mooy yi yàlla jël jox ko yonent bi séddale branche yi ku ci nekk ak branche boo jàpp. looloo indi réalité bi tax ñu mel ni ñoom imaamu Junaydi ñu daan dem di dox ci béréb yoo xam ni dañu gis ni buñ ciy dox ñoom ni ñuy nekkee en communion ak univers bi ci la ñuy gën a jàngate seen borom. ndax nitu yàlla yi ku ci nekk ak dimension wam, ku ci nekk ak mission wam. adduna bi mu sosoo ba léegi noonu la yàlla rëdd. nitu yàlla yi ku ci nekk ak dimension wam, ku ci nekk ak mission wam. am na ñoo xam ni tey mën nañu tijji alquran nii jàng ci la ñu bëgg xam ca yàlla yépp ñu xam ko ca te duñ ca am problème. am na ñoo xam ni pour ñu méditer dëgg-dëgg, pour la ñu bëgg xam ca yàlla ñu xam ko, faw ñu dem ba géej ga ñu jàkkaarloo géej gi di xool ni vague yi di dale. gis nga ni vague yi di dale ñoom ci la ñuy jàngee yàlla. lu am solo la.
wàllu méditation la wàllu méditation la. am na ñoo xam ni faw ñu dem ba wéet toog xalaat seen diggante ak seen borom. renseignement yin cay am ci ni ñuy xamee seen borom sax day dépasser niveau nitu shahada yi. waaye gis nga am na ñoo xamit faw ñu dem ba gedd lépp nekk ay sufiyanke nekk ci àll bi di dugg xalwa di dund gu naqadi ba ñoom it ñu xam yàlla ma ñu soxla xam. ku ci nekk ak na ngay jaare. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bi mu ñëwee moo woyofal loolu. waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bi mu ñëwee moo woyofal loolu parce que Cheikh Tijani Chérif moo fexe ba nit mën a dund gu bakkane ci këram. waaw yéeg ci otom bu luxe. waaw dem liggéeyi dellu si fexe ba respecté bi muy respecté malaanu wazifa, fexe ba respecté bi muy respecté lazimam, fexe ba respecté bi muy respecté malaanu xadaratul juma. loolu dimbali ka ak zikr yi muy def mu dem ba am maîtrise totale ci bakkanam. te nit boo maîtriser sa bakkan rek sauvé nga ci àdduna. ndax bare na lu nit yàqule bakkanam moo ko yàqal. boo maîtriser sa bakkan sauvé nga ci àdduna. te Cheikh indi na yi tax nit mën a maîtriser bakkanam. malaanu wasifa bokk na ca, malaanu xadaratul juma bokk na ca, lazim bokk na ca. waaye ndeysaan léeg-léeg nga gis ku tuddee boppam taalibe Cheikh Tijani Chérif te xamul loolu. ndax léeg-léeg nga gis taalibe boo xam ni day wax ni taalibe Cheikh la, dina tegle di dugg xalwa ay weeri weer, jël turu yàlla yi di zikr plus de 124 000 lu ne mu zikr, te day tardé wasifa, day tardé qadara, du def lazim. waaw daf lay jaaxal. te léeg-léeg nga gis ko kuy dugg xalwa ay guddi yu tegloo, ay weer yuy dem, turu yàlla bu ne mu zikr te jël na wér di, waaye da ngay gis ni du wasifa mukk, du lazim, du def qadaratul juma. kooku dafa xool li gën a metti mu di ko def ba noppi bàyyi li ëpp njëriñ te mu am ci ndigal. ndax tariqa bi yonent bi daf ka garanti. tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani yonent bi daf ka garanti ba noppi. lu ci taalibe bi di def nga dem di zikri ay ati at ci xalwa te fekk yaa ngi jël wér di te doo wasifa, doo lazim, doo def xadaratul juma. loolu nga wàññi woon te sa zikri yële te fexe respecté wasifa, respecté lazim, respecté xadaratul juma moo ko ëpp yiw, moo ko ëpp doole, te moo ko ëpp aussi garanti. waaye ñu bare bàyyi woon ci xel. looloo tax fu ñu toll rek dañuy ñaan yàlla mu di ñu xamal boppam. waaye bu ñu xamalee boppam it mu fexe ba permettre nu situation yu tax na mu bëggee ñu jaamu ko, ñu jaamoo ko noonu. su ko defee dinañu mën a maîtriser suñu bakkan, waaye aussi dinañu mën a fexe ba orienter suñu dund ni nga xam ni noonu la yonent bi waxoon ni jullit noonu lay dunde. kon yàlla nañu yàlla yàgg def taalibe Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif haqqan, may nu nuy dund ak moom dundu zahiratan wa batinan, may nu nuy dund ak moom dundu abadan ba biir illiyin. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.